aousubillah bismillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ngi santaat yàlla bu baax a baax di julli ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam di santaat cheikhul xadim sunu yaakaar tey ak ëllëg di am tawféex ci jataay bi fii ci Madiana kër sëriñ Abdou Samad ibnu cheikh Abou Madiana Chouaïbou ibnu xaadimu rasul bokk ak jataay bi it ay rakkam ay jarbaatam ñoo xam ni seen yëngoog seen dal lépp ci wàllu xam-xam la xam-xam boo xam ni it ñi ngi koy jëfe xam-xam boo xam ni it ñi ngi ciy liggéeyal sëriñ Tubaa ba sëriñ Tubaa toolam du woon lenn lu dul alxuraan ak sunnas rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam. lislaam nag di diine yeesal looloo waral sëñ Tuubaa bi mu ñëwee dafa ni mujaddid la lil Mustafa nawaytu maa yu jaddidu sunnatu waqara wa inni ahmadu yeesal googu moo waral saa su nekk njabootam ñi ngi ci tool boobu moo waral jataay bii jëm ci wàllu woowu itam wàllu yeesal googu xam ngeen ni sëriñ bi ay jaar-jaaram moom ci boppam am na lu mu ci nettalil boppam boo demee ci Jazaawu Shakoor fi jawaab Abdou Latif waaye ku mel ne sëñ Ahmadou Lamine Diop Dagana Irwaalu Nadim bare na lu mu ci nettali ci jaar-jaaru sëriñ bi boo demee itam Minanu Baaxul Xadim sëñ Basiiru maamu sëñ Cheikh Fatma mii toog bare na lu mu ci nettali lislaam nag doon gi mu doon diine yeesal dégg googu la sëñ Abdou Samad am sàkku ndigal ci sëriñ Muntaxa ibnu Cheikh Mamadou Bachir mii fi nekk tey jii di sëñ Tubaa ni warees naa yeesalaat bu baax jaar-jaari sëriñ bi yeesalaat bu baax jàngalinu sëriñ bi sukkandiku ko nag ci waxi sëriñ bi ci boppam ak ñooñu nga xam ni fu wér lañu binde li nga xam ni moom lañu bind ci sëriñ bi dëppale ko nag ak jamono yi ñu nekk dëppale ko ci jamono ji ci ay support yoo xam ni virtuel lay doon ndax téere yi léegi lu ci bare da ngay toog sa ordinateur rek di ko liir mën ko traduire itam ci ay langues yu baree bare waaye dem ba itam mu nekk support visuel dem ba nekk film boo xam ne itam lii buñ ko téere bi bu noppee sëñ Muntaxa gis ko ba noppi nga xam ne joxe na ndigal ci jëf ji buñ noppee nag dañ koy réaliser nag nga xam ni kenn dootul umpaleeti mbirum sëñ bi ndax da nga koy jël ci sukkandiku lu wóor loo xam ni mbindum sëñ Tuubaa lay doon lu mu waxal boppam moom te moom li muy wax lépp mi ngi koy sukkandiku ci alxuraan ak sunnas rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laneen lii te itam ci ñoo xam ni moo leen nettalil boppam muy lu wér ndax xam ngeen ni njabooti boppam gi ku ci dund lim ci dund ak Cheikh Mamadou Bachir barewu ci ndax njaareem gi rek fukki at ak juróom yëpp Cheikh Mamadou Bachir la ci nekkal te Cheikh Mamadou Bachir nekkoon na ci yéen nekkoon na gànnaar kon kooku lu mu bind ci sëñ Tuubaa lu ñu mën a jàpp lu wér lay doon sëñ Ahmad Lamine Diop Dagana kazalika naka noonu ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen loolu daal mooy yi la daje bi santaat bu baax nag sëñ Abdou Samad ñaan suñu borom yokkate musal ko ndax bare na ay jafe-jafe yuy am te dara du ko waral lu dul téere yi yàgg nañu te kenn yeesalu ko kon moom bu jógee ci taxaw ci yeesal téere yi tax ñu xam siratu Cheikhul Khadim radiallahu taala anhu loolu ñun ñëpp amee nañ ko ci njukkal ba tax na mbokk yi nga xam ne itam danoo taxaw ci jàppale ko ci loolu gannaaw bi ñu amee ndigalu sëñ Muntaxa nga xam ne kuréel yi nekk ci dëkk bi yëpp te xam-xam ñor leen tàmbalee ko ci Rawdu Rayaahiin académie Minam Xuratay Ayni ak ñoom ñëpp rek sëñ Saam xam naa dana ci ñëw kuréel yooyu yëpp xam-xam ñor gu mu leen ñor moo tax lii bi mu jógee rek ñëpp ba ci Azhar ñëpp dañoo xam ni seen yëf la te yëfu sëñ Tuubaa la moo tax ñëpp àndandoo ci jàpp ci kon daje bi leeral loolu ci askan wi ndax ñu bari am na ay dégg-déem yu ñu ci doon am waaye daje bu mel nii leeral ko bu baax a baax dana ci baax bu ko defee fu ñu fi toll itam jataay yu mel nii bu aajowee daanu daje ak taskatu xibaar yi leeral leen fu ñu fi toll kon loolu rek lañ doon ubbee sëñ Sam xam naa ñu jébal leen kàddu gi ak ñoom sëñ Cheikh Fatma ak ñoom sëñ Abo. min alsheytaan irrajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu
mbokk yi fi teew ak mbokk yi ñuy topp nu ngi leen di nuyu di leen ziyaare di leen ndokkeel ci guddi yu tedd yi ñu nekk muy weeru safar di ziyaare sëriñ Muhammadul Muntaqa ñaanal yàlla yàggal ko fi lool te wéral ko ak mboolem njabootu ko sëriñ Tuuba di ziyaare mboolem taalibe yi di sant yàlla ci jotaay bi ñu am jëm ci liggéey bu am solo ngir mashru muy projet bu am solo ni ko sëriñ Abdul Qadir Ñang junje léegi muy projet boo xam ne sëriñ Muhammadul Muntaqa moo ci joxe ndigal ànd ci sëriñ Abdou Samad nga xam ne ci këram lañ nekk nii di amal jotaay bi ñu di ko ziyaare bu baax moom it ànd kook mbooleem ñi nga xam ne dañuy yëngutu ci xam-xam ak lu ko tasaare ci yoon wi projet boobu nag moo waral jotaay bi ngir jullit yi ak taalibe yi xam li ko wundu ak xam fi ñu ci toll ba kenn ku nekk xam taxawaay bi nga xam ne war nga ko cee am projet bi mooy amal ab téere bu yaatu ci dunduk sëriñ bi ay jaar-jaaram akum njàngaleem def ko ci làkk yu wuute ngir mu mën a tas ci àdduna bi yépp mu doon téere boo xam ne buñ mën a tas la ci àdduna bi ñépp man koo jariñoo mu doon bu wér boo xam ne li ci nekk lépp dañ koy delloo ci delluwaay yu wér lañ koy tibbe mu ànd ak film documentaire moom it boo xam ne day retracer day topp jaar-jaari sëriñ bi moom it ngir ñépp mën a xam dëgg-dëgg liggéeyub sëriñ bi ak dundam ak jaar-jaaram gën koo mën a xam gën koo mën a yaatal kon loolu mooy liggéey bi kon dañuy tënk rekk li ko waral ak jubluwaay biñ ci am ak résultat yi nga xam ne moom lañ ciy séentu li ko waral mooy ku ne xam na ne dunduk Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu bind nañ ci lu bari dañuy wax sax ne mën nañ ne ci Afrique ki ëpp luñ bind ci moom sëriñ bi bokk na ci ñi ëpp luñ bind ci ñoom ba tey ñi ngi bind ci moom ci làkk yépp gëstukat yi nekk di bind ci moom waaye nag ku ne xam ne toll nañ jamono yoo xam ne jamono yu communication lañ toll mu ubbeeku lu baree bari ñu di ko ci wax ci loo xam ne lu wér la ak loo xam ne lu wérut li wérut ñu di ko wax ci dunduk sëriñ bi it mu am ci loo xam ne xëy na ña koy wax ci yéene ju rafet lañ ci àndal waaye am na ñoo xam ne la ñuy wax it dañoo jubloo réeral nit ñi wala dañoo jubloo nëbbu dëgg ca nag moyen communication yi tasaaroo ñu di ko jëfandikoo ci wàll gu nekk buñ nekkee ci jamono ju toll foofu kon laaj na waxtu wu nekk ñuy gëstu li wér di ko tasaare di ko yaatal ba mu mën a àgg ci ñépp tolloo it jamono joo xam ne sëriñ Mouhamadou Mountakha ci boppam dégg nañ ko ci ay kàddoom mu woote ci ñu gën a xam sëñ bi gën a xamle sëñ bi
loolu dégg nañ ko ci ay waxam mu doon koo xam ne dafa woote jëme ci gën a jàng ku woote jëme ci xam-xam wooteem boobu nag tolloog jamono laaj ko ci la sëriñ Abdou Samad ak i mbokki taalibe xalaate liggéey bu mel nii sëriñ bi joxe ci ndigal mu baaraka ko maanaam ñaanal sëriñ Abdou Samad ak ñim ci àndal ak ñi ci yëngutu ñépp ngir ñu daje ci ngërëmul sëriñ bi mu doon nag liggéey boo xam ne kon taalibe yépp a ko bokk képp koo xam ne sa xam-xam may na la ko walla sa xalaat may la ko sa xereñte may la ko walla sa man-man may la ko ci liggéey bi nga bokk ndax liggéey la bu jamono soxla bi ci sëriñ bi joxe ndigal mboolem kuréel goo xam ne tey yaa ngi ci yoon wi walla nga nekk Tuubaa walla nga nekk ci yoon wi te yëngatu ci xam-xam yaa ngi ci biir liggéey bi Tuubaa gi kuréel yi fi nekk yépp xëy na bu jaree ñu lim ko waaye mën naa ku koy bëgg a lim mën naa gudd lool waaye buñ ko tënkee ne kuréel yi fi yëngatu ci xam-xam yépp bokk nañ ci liggéey bi liggéey boobu nag kon jubluwaay bi mooy gën a tasaare rek njàngalem sëriñ bi gën a tasaare dunduk sëñ bi ñu gën koo xam gën cee mën a jariñu gën cee mën a jariñe waaye gën a jubbanti li nga xam ne lu wérut la dañ koy tasaare ci dunduk sëñ bi ñu mën koo jubbanti ba ñépp xam liy dëgg ba ñépp gën cee mën a jariñu waaye ku ne xam na ne Sëriñ Tuubaa lim ëmb ci ay valeur yoo xam ne àdduna bépp soxla nañ ko kon bokk na ci jubluwaay ñu fexe ba gën a tasaare wooteeb sëriñ bi ak njàngalem sëriñ bi ak dunduk sëriñ bi nga xam ne lépp ay njariñ la mu gën a yaatu ci àdduna bi yépp loolu nag kon liggéey la bu yaatu boo xam ne fañ koy tàmbalee mooy dellu ci lépp loo xam ne bindoon nañ ko ci sëriñ bi ñu fexe am loola fexe koo saytu ba segg ca la nga xam ne mooy la ca gën a wér ñu bind ko yaxal ko ci anam goo xam ne dana yomba jariñoo dana yomba jàng dana nekk référence dana nekk delluwaay loolee nag la ca jiitu ci ay cëslaay ay sukkandikukaay yu ñuy dellu mooy jëmmi sëriñ bi lim bind ci ay jaar-jaaram waaye mag ñi nga xam ne ay kilifa lañ di boroomi xam-xam doon ay taalibeem yu jaxasoog moom lool te xam ko te bind ci moom loola it ci ñuy jiital lay doon tàmbulee ko ci minanul baaqil qadim irwa un nadim ak yu mel ne ñoom ba ci yiñ mujj bind ca njabootuk sëriñ bi bind ko loole yépp ci delluwaay yi lay doon waaye it ku ne xam na ne sëriñ bi ay jaar-jaaram am na ci loo xam ne ñeneen bind nañ ko loola it yépp danañ ko fexee am danañ ca fexee dellu danañ ko fexee segg danañ ko fexee jàngat rawatina archive yi nga xam ne lu bare ci jaar-jaari sëriñ bi tënk nañ ko ci moom it lépp danañ ci jéem a dellu xool la nga xam ne moo ci wér ñu xool nuñ ko génnee tasaare ko ba ñépp gën cee mën a jariñu kon yoon woowu lañ ci bëgg a jaar waaye ku ne xam ne it kon buñ demee ba nga xam ne téere bi la ca war a nekk ca biir moom it dañ koy def ay xaaj bu nekk ay boroomi xam-xam ak ñoo xam ne seen xam-xam mate na ko danañ ca yëngatu danañ ca liggéey ba bu ñu noppee lépp mat sëkk moo tax dañ koy tàmbulee ci lu jiitu feeñuk sëriñ bi jamono ni jamono ji meloon booba
ba ci ay cosaanam moom ci boppam ci sëriñ bi danañ ci def ay gëstu nañ ci dellu ca barab yooya daje ceeg ñépp koo xam ne am nga ci xam-xam danañ ko dajale bu loola weesoo la étape ba cay topp mooy feeñu sëñ bi jamono ba làquk Maam Mor Anta Sali waajuram xaaj ba cay toppaat di ginnaaw làquk jamono génn àdduna ak Maam Mor Anta Sali radiyallahu anhu ba sëriñ bi wooteem bi ba jóge Mbàkke Kajoor ñëw Mbàkke Bawal ba sanc Daaru Salaam ak Tuuba ba bi muy dem ci géej gi ci tukkeem boobu xaaj ba cay topp muy jëmi tukkib géej gi xaaj ba cay toppaat di tukki bi nga xam ne mooy tukkib jéeri ji mooy yoonu gànnaar wi xaaj ba ca toppaat mooy Ciyeen ak Njaaréem mu am beneen xaaj nag boo xam ne moom it ginnaaw bi fi sëriñ bi jógee ba suñu jamono yi tey jamono ji lay doon lépp loo xam ne it loola ëmb na ko ci ay thème ak yoo xam ne waris na koo xam ci dunduk sëriñ bi ci akum njàngaleem dinañ ko jéem a gëstuwaale def ko ci biir téere boobu kon dina laaj ay enquête dina laaj ay gëstu ci archives yi dina laaj lépp loo xam ne gëstu xam-xam laaj na ko danañ ko laaj loolu moo tax nag am na kuréel goo xam ne ay comité scientifique la boo xam ne ay boroomi xam-xam ak spécialiste ay historien ak ñoo xam ne ñu xam mbindum sëriñ bi xam moom njàngaleem xam liñ bind ci moom ñooñu yëpp danañ ci nekk ci biir comité scientifique boobu dana am yeneen commission technique yoo xam ne lépp lu jëm ci wàllu ñoom it seen xam-xam day jëm ci wàllu audiovisuel ak lu jëm ci wàllu film documentaire ñoo nga xam ne ñoom it dana am commission boo xam ne taxawal nañ ko moom it ñooy liggéey ci wàllu googu kon loolu ci am na yeneen banqaas it yoo xam ne am na coordination boo xam ne moom lañ taxawal ngir mu coordonner liggéey bi am na secrétariat boo xam ne mooy coordonner moom it lépp lu aju ci liggéey bi ñoo koy saytu kon ñi ko séq ñu yaatu lañ jotaay bii ñi fi toog ñenn lañ ci ñi nga xam ne ñoo séq liggéey bi ñu toogal leen fi ngir lépp loo xam ne it soxla ñi fi toog incha allah dinañ ci indi ay leeral lépp lu ci mat a leeral dinañ ko leeral kon loolu lañ doon tënk rek ci ubbee ko jotaay bi sëriñ Cheikh Fatma moom sëriñ Moustapha Bassirou mu ngi nii ci sama wet sëriñ Abdul Qadir moom sëriñ Cheikh May mi ngi nii toog sëriñ Chérif Hassan Bousso mi ngi nii toog moom ñoom ñëpp nekk ci ay jëwriñ ci liggéey bi sëriñ Abo Mbàkke moom sëriñ Modou Habib mi ngi nii toog moom it nekk jëwriñ ju mag ci liggéey bi sëriñ Imaam Xaadim Bousso ku ne xam na digganteem ak sëriñ Abdou Samad ak taxawaayam ci wàllu xam-xam ak gëstu ak liggéey docteur Xaadim mi ngi fii toog am na yeneen mbokk yi nga xam ne gisuñu leen fii mooy jotaay bi moo laaj rek ñu tënk ko waaye ñi fi toogal nañ fi ñi ci des ñëpp kon damay jox kàddu gi delloo sëñ Jili ña nga xam ne mu jox ko sëriñ Cheikh Fatma bu ko defee li nga xam ne wax nañ ko fi mu tënk ko moom it ci kàllaama français ngir ñi nga xam ne wàllu googu soxla nañ koo xam moo ñoom it ñu xam ko kon daal li ñuy tënke suñu kàddu mooy ñëpp yëg ne projet sëriñ bi la sëriñ Mouhamadou Mountakha joxe ci ndigal mu doon loo xam ne bépp taalibe kon war ngaa yëg ne liggéey bi sab liggéey la ci anam goo xam ne rek mën nga cee jàppe ci liggéey bi ndax liggéey la boo xam ne jamono ji laaj na ko te it nag ni ko Cheikh Mouhamadou Mountakha waxee lépp ci maanaam xam-xam ci la lalu lépp xam-xam ci la lalu ci liggéey la bu jëm ci xam-xam bu jëm ci nag sëriñ bi radiyallahu anhu ñuy ñaan suñu borom def ci tawfiq ñuy xamle it liggéey bi door na am na ay commission yoo xam ne ci étape bu njëkk bi ma wax tàmbali nañ ci liggéey ñu ngi toll ci dajale bi ba sori nañ ci lool macha allah kon foofu lay tënk kàddu yi rek bu jaree ñu amaat yeneen leeral yu ci mat a leeral ñu dellu si ci
alhamdulilah jataay bi nin ko ubbee woon ziar ñi ngi feddaliwaat ziar bi jëmale ko ci sëñ Abdou Samad moom Cheikh Abou Madiana Chouaïbou sëñ Abdou Samad mi nga xam ni yëngoom ak dalam lépp luy sagal yoon wi la, luy dooleel yoon wi, waaye luy dimbale taalibe sëñ Tuubaa itam, dimbale sax julli di lay wax, ndax ndimbalam yegg na fu nekk. ñu ngi ñaan sunu borom dolli ko yàggal, dolli ko wéral, musal ko, yéeneem gi mu am itam sunu borom defal ko ci lu kawe njot. lii lenn la rek ci yéene gi nga xam ni am na ko ci yoon wi. kon gannaaw bi sëriñ Sam Bousso Abdourahmane defee tënk bu am solo boobu nga xam ni kenn ku nekk ci ñun di nga mën a am loo yóbbu, kon dañuy ñaan rek sëñ Cheikh Fatma moom it gannaaw buñ ko présenté sëñ Cheikh Fatma fils de sëñ Moustapha ibnu Cheikh Mohamad Bachir, sëñ Cheikh Fatma qui fait partie de la première génération de l'université Gaston Berger, sëñ Cheikh Fatma qui a créé même au sein de cette université Mafatihul Bichri, qui aujourd'hui pas mal de talibés mourides étudiants sont sortis de ce daïra créé par Sëñ Cheikh Fatma de l'université Gaston Berger. Un éminent intellectuel, mais un écrivain aussi qui œuvre toujours pour le bien-être et la promotion de la Mouridia. Donc nous allons passer la parole à Sëñ Cheikh qui va nous faire une synthèse de ce projet tant important, le projet de Sëñ Abdou Samad concernant les écrits de Serigne Touba, mais surtout les écrits concernant Cheikhoul Khadim, concernant sa vie, son œuvre et la Mouridia, ce qu'il nous a légué. Donc, c'est une rencontre d'information de ce projet aussi important, un projet qui a l'aval déjà du Khalife général des Mourides, Cheikh Mountakha, qui a donné le signal que son khalifa, le plus important sera la vulgarisation de la science et de l'éducation de Cheikh Ahmadou Bamba. Kon nous écoutons Serigne Cheikh Fatma Mbacké. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je voudrais commencer mon propos en adressant mes félicitations à toute la communauté musulmane à l'occasion du Magal de Touba que nous nous apprêtons à célébrer le 28 prochain, Inch'Allah. Je voudrais également commencer mon propos en saluant Serigne Abdou Samad, Serigne Chouaïbou, pour avoir initié ce projet qui vient à son heure. Le remercier également pour nous avoir accueillis ici, chez lui, pour qu'on puisse échanger avec les médias et à travers les médias avec le monde entier sur cet important projet que je vais évoquer brièvement à la suite de mon ami Serigne Sam Bousso Abdourahmane. Comme il l'a expliqué en Wolof, il s'agit d'un projet d'écriture de l'histoire générale de Cheikh Ahmadou Bamba à travers une encyclopédie qui prendra la forme d'une version papier, bien entendu, mais également d'une version électronique et virtuelle disponible en ligne, mais qui prendra également la forme d'un film documentaire sur la vie et l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba. Il s'agit d'un projet également qui va être décliné en plusieurs langues, langues nationales et langues étrangères. Il s'agit également d'un projet qui vise
à corriger les erreurs qui sont fréquemment évoquées dans l'histoire de Cheikh Ahmadou Bamba. Comme vous le savez, de tout temps, depuis les temps coloniaux, on a essayé de raconter l'histoire de Cheikh Ahmadou Bamba d'une certaine manière, qui entre globalement dans l'optique coloniale de présenter l'histoire de l'Afrique d'une certaine manière. Et malheureusement, avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, avec Internet, avec les télévisions, avec l'écriture, certains chercheurs mal intentionnés ont écrit des contre-vérités, des choses erronées sur l'histoire de Cheikh Ahmadou Bamba. Certains autres ont écrit par ignorance des erreurs, donc qu'il fallait corriger, et ce projet nous offre l'occasion donc de corriger ces énormes erreurs, et en le faisant, nous rendrons une aide sans égale à toute l'humanité, car en faisant connaître l'histoire de Cheikh Ahmadou Bamba, il s'agira de le montrer comme référence, car nous le savons, le retard de l'Afrique s'explique en grande partie par le fait que l'histoire de l'Afrique a été écrite par d'autres, dans le but de montrer une Afrique avec un visage de pauvreté, avec un visage d'inintelligence, avec tous les tares qu'on puisse dire d'un continent. Et l'Afrique, donc, a vu son histoire être écrite par d'autres. Et depuis les indépendances, malheureusement, on n'a pas fait l'effort nécessaire pour nous réapproprier notre histoire et la réécrire avec toute la rigueur nécessaire, avec toute la vérité, pour que l'humanité puisse connaître la vraie histoire de notre continent. Il s'agit donc de corriger cette erreur-là à travers des figures historiques de l'Afrique, et une de ces figures les plus éminentes, Cheikh Ahmadou Bamba. Son histoire permettra, comme l'a dit Serigne Sam, de proposer à l'humanité les valeurs qu'il incarne, de proposer à l'humanité son enseignement, de faire connaître son histoire, car en le faisant, nous permettrons à l'humanité de connaître un grand homme, de connaître son histoire et son enseignement, et d'en profiter. Donc il s'agit d'un projet initié par Serigne Abdou Samad, qui a convié l'ensemble des personnalités et des chercheurs qui travaillent dans le domaine de la science et de la recherche. Après avoir, bien entendu, acquis la bénédiction du Khalife général des Mourides, qui est donc l'autorité suprême de ce projet-là, Serigne Abdou Samad a permis, avec son ouverture d'esprit, de faire appel à toutes les bonnes volontés pour que toutes les synergies puissent se réunir et travailler à la réussite
au succès de ce projet. Donc, ces chercheurs, ces personnalités, de spécialités différentes, nous aurons des historiens, nous avons des historiens, des spécialistes des écrits du Cheikh, et d'autres compétences. Toutes ces compétences réunies travaillent en synergie pour pouvoir non seulement faire le travail de recherche nécessaire, donc se basant sur donc, les écrits références comme Minanil Bakhil Khadim, les écrits sur Cheikh Ahmadou Bamba, les écrits références, les écrits de base comme Minanil Bakhil Khadim, la biographie que Cheikh Mohamedoul Bachir a écrite sur Serigne Touba, Irwaou Nadim, la biographie de Cheikh Mohamedoul Amin Diop Dagana sur la vie et l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba, et bien entendu d'autres livres références, y compris les écrits faits par donc les étrangers, par exemple les Mauritaniens, les Français, et bien entendu on se basera également sur les archives donc coloniales de la France pour pouvoir faire le travail de recherche de terrain nécessaire pour que le résultat du projet puisse refléter la réalité et la vérité historique de la vie et de l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba. On le dit souvent, ce qui justifie ce projet, je l'ai dit, il s'agit pour l'Afrique de revoir et de réécrire son histoire par ses propres fils. Car c'est bien établi, celui qui ne connaît pas son histoire ne pourra pas trouver correctement son chemin et pouvoir correctement travailler à son avenir. Donc il s'agit, donc c'est un projet extrêmement important car le sous-développement de notre pays et de l'Afrique, en très grande partie, découle de ce problème de la méconnaissance de notre histoire. Donc il s'agit aujourd'hui d'essayer de corriger ce problème-là en nous réappropriant notre histoire et en la réécrivant donc pour que les générations à venir puissent trouver donc des sources pour pouvoir connaître leur histoire, pour pouvoir connaître leur chemin et pour pouvoir travailler au développement de notre pays et de l'Afrique. Il s'agit donc d'un projet extrêmement important et toutes les ressources humaines nécessaires à la réussite du projet sont réunies donc dans le comité de pilotage et le comité scientifique. Et Serigne Abdou Samad a mis tous les moyens nécessaires, y compris les moyens matériels et moraux, pour que ce projet puisse connaître une réussite totale. Et ce sera au bénéfice du peuple sénégalais. Je ne dirais pas de la Mouridia, mais ce sera au bénéfice de tout le peuple sénégalais, car si on connaît mieux Cheikh Ahmadou Bamba et son histoire, et son enseignement, et ses valeurs, et son œuvre, bien entendu, ce sera une référence sur laquelle le Sénégal pourra s'appuyer pour lancer le développement économique et social de notre pays. Cette synthèse-là que je voulais faire sur ce que Serigne Sambousso Abdourahmane a dit, bien entendu, on reste à la disposition des médias. S'il y a des questions complémentaires en français, nous sommes disponibles pour essayer d'y répondre. Merci. Merci, Serigne Cheikh Fatma Mbacké, qui fait partie des fiertés de la Mouridia. Serigne Cheikh Mbacké, Serigne Cheikh Fatma, qui est actuellement l'imam de la grande mosquée de Hamo à Guédiawaye, à Dakar. Je crois que nos confrères sont bien servis. La synthèse a été vraiment extraordinaire. Nous allons maintenant passer à un autre érudit et qui fait partie aussi des fiertés de la ville de Touba, de la Mouridia,
mais aussi de Seigneur Abdou Samad Ibn Cheikh Abou Madiane Chouaïbou, qui a eu très tôt avoir le flair de l'encadrer, de le soutenir. Je veux nommer Imam Serigne Khadim Bousso, que j'ai connu il y a presque 20 ans ou bien même plus, qui faisait partie des plus proches de Seigneur Abdou Samad. Aujourd'hui, il fait la fierté, étant l'imam de la grande mosquée Cheikh Ahmadou Bamba de New York. Cette mosquée qui a été inaugurée, je crois, en présence de Seigneur Sam Bousso, qui est ici présent, en 2001, le 26 juillet 2001, par Cheikh Mouhamadou Mourtada Mbacké. Je me rappelle aussi d'une grande conférence qu'avait fait Seigneur Sam Bousso, Seigneur Sam Abdourahmane, aux Nations Unies à New York. Donc nous allons demander à Seigneur Khadim Bousso, ici présent, de nous faire cette synthèse en anglais cette fois-ci. Seigneur Khadim, welcome. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Brothers and sisters in this place, ladies and gentlemen, it surprised me to get some few words about this big khidmah of Sheikh Ahmadou Bamba. But I will try, I will do my best, because Sheikh Ahmadou Bamba says, لا تفعلوا شيئا بغير إذن فالإذن شرط في قبول الشان. Al-Izn is condition. If you want Allah accept what are you doing in this life. To learn and practice Sheikh Ahmadou Bamba's story, we have to practice this idea from Sheikh Abdou Samad. I think this idea is the only way to know who is Sheikh Ahmadou Bamba, to know what is Sheikh Ahmadou Bamba's mission when he was in the life. Then Sheikh Ahmadou Bamba is an universal, it's not local. We can say we have to present Sheikh Ahmadou Bamba to entire the world, because he's not only Senegalese, he's not only Sufis, he's not only someone has knowledge, but he's an universal. If we want to present Sheikh Ahmadou Bamba to entire the world, what we should do is to realize this idea from Sheikh Abdou Samad. Thank you, Serigne Abdou Samad, for helping us to practicing this big khidmah of Sheikh Ahmadou Bamba. As my brother says, Serigne Cheikh Fatma and Serigne Sam Bousso, who was my teacher when I was in Al-Azhar. So I have a big honor to be here with them. And Serigne Abdou Samad was my own teacher, I can say that, because he's the one who educated me when I was a young boy in this city. That's why I can say this is the big responsibility to know who is Sheikh Ahmadou Bamba. Because we Murids, we know him, and we really enjoying who is Sheikh Ahmadou Bamba. But what we should do is to give people knowledge about Sheikh Ahmadou Bamba. If we want to do this, we have to collect all the knowledge that we have and all the steps for the exile of Sheikh Ahmadou Bamba, as Serigne Sam says when he was saying that in Mauritania, in Diourbel, we call Ndiarème, in Cheyenne Jolof, in Gabon. We have to translate this thing to people to know who is Sheikh Ahmadou Bamba. Because I think when someone knows who is Sheikh Ahmadou Bamba, he will believe him, he will love him, he will enjoy him. So this is the mission for us as a Murid to realize. This is what we should do, because the Khalifa, Sheikh Muhammad al-Muntakha, says,
he called us to practicing knowledge, to looking for knowledge. If we want to looking for knowledge, first of all, we have to know who is Sheikh Ahmadou Bamba. We have to try to give people knowledge about Sheikh Ahmadou Bamba. I can give you an example. In New York, many people, they say they Shahada and being Muslim, but finally we lost them. Some of them, or most of them, they go to somewhere else to practice in some practice else. The reason why we lost them is they don't know who is Sheikh Ahmadou Bamba, because we have to get the real story for Sheikh Ahmadou Bamba, because most of the story of Sheikh Ahmadou Bamba is falsing from some people who looking for money only, not looking for knowledge, not looking for Ridwan from Sheikh Ahmadou Bamba. So this is a big step from Sheikh Abdou Samad Mbacké, Hafizahullah wa ra'ahu, to realize and to get information, enough information to know who is Sheikh Ahmadou Bamba. What I was saying, I can say it in Arabic. علينا نحن المريدين أن نحاول أن نجد سيرة أو تاريخا يعني صحيحا لمعرفة من هو شيخ أحمد بامبا، لأن كثيرا من الناس لا سيما الذين يدخلون في الإسلام جددا أكثرهم يدخلون في الإسلام عن طريق المريدية ثم يخرجون في نفس الوقت. والسبب في ذلك أو السبب الرئيسي في ذلك أنهم لا يجدون من يمثل لهم الشخصية العظيمة، الشخصية الدينية الصوفية للشيخ أحمد بامبا. لذلك الشيخ عبد الصمد في هذه المجموعة المباركة يحاول محاولة شديدة أن يجد حلا لهذه المشاكل الكثيرة، وهذه المشاكل كثير من الناس لا يفهمونها، لأنك إذا لم تخرج من السنغال قد لا تفهم الحقيقة في هذه المشكلة الكبيرة. ولذلك نشكر الله كثيرا على أن من علينا بأن نكون من ضمن أولئك الذين يعني يبارك الله فيهم في تحقيق هذه الخدمة الخديمية العظيمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. doon waxee ci tàmbali bi sëñ Abdou Samad mi gis gi teel a neex ci yow wax naa ko léegi ci français ni man bi ma lay xam yaakaar naa ni léegi mu am ñaar fukki at bu ko amul, kon loolu ku koy dindi say at li ciy des du bare, te booba fekk na sëñ Abdou Samad dugal la ci biiram, mel na ni xamoon na lii ci yow lii nga doon tey jii. ñu ngi ziar sa waajur bu baax a baax sëñ Gédé, waaye sa professeur yi nga tudd léegi ci anglais yaakaar naa ni ñoom it bég nañu, ñi nga dajeeg Azhar ku mel ne sëñ Sam Abdourahmane mii toog wax nga ko léegi ci anglais, yaakaar naa ni fierté nga ci ñoom tey jii, ñoom ñi nga xam ni jaar nga ci seen loxo, waaye kuy murit itam fierté nga ci moom. Yamoo rek boo yamoon képp ci di xamle diine ji foofu ca New York, waaye da nga ci boole itam di défendre yoon wi bu baax a baax. sëñ Xaadim jërëjëf. bi ci des nag xaw ma ndax maa ngi fàttaliku ba tey langue italienne ba léegi wala déet, però dovremmo introdurre, cari amici italiani, soprattutto quelli che sono convertiti in Islam e quelli che sono diventati muridi, questa sera vi presentiamo un progetto che riguarda la vita e il passaggio di Cheikh Ahmadou Bamba tramite Serigne Abdou Samad Mbacké ibnu Cheikh Abou Madiane Chouaïbou. Dopo aver pensato a questo progetto ne ha parlato con suo fratello, il Khalif generale del Mouride, Serigne Mountakha ibnu Cheikh Mohamed Bachir, che ha ordinato questo progetto. E siamo qui oggi per presentarvi questo progetto. Tra di noi un eminente
talibé Mourid, Serigne Modou Diop, qui est serviteur de toute la communauté sénégalaise in Italie, soprattutto la communauté sénégalaise qui vive in Veneto. Serigne Modou, dopo aver salutato, ti preghiamo di venire presentare questo progetto a tutti gli amici. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Innanzitutto vorrei ringraziare Sheikh Ahmadou Bamba prima di iniziare il mio discorso. Chi mi ha preceduto prima, il fratello Abdul Qadir, ha riassunto in breve il mio piccolo intervento che vorrei fare. Oggi ci troviamo a Touba, nella casa di Serigne Abdou Samad Mbacké, figlio di Sheikh Souhaïbou Mbacké e figlio di Ahmadou Bamba. Sheikh Ahmadou Bamba è il fondatore della confraternita della Mouridia in Senegal, e mi viene in mente prima di iniziare che una delle sue qasaid ha scritto Simamul Wara Hasri ladallahi fi yadi wa ma rumtuhu min malikil khadibil ani. E questo significa tanto. Ahmadou Bamba e tutte le anime degli uomini e di tutte le creature nelle sue mani. Per confermare questo, oggi in questa sala ci troviamo con tutti i professori e dottori in legge che hanno studiato, hanno girato tutto il mondo, che Sheikh Abdou Samad Mbacké, che ha avuto l'illuminazione di Sheikh Ahmadou Bamba, dopo aver ricevuto la benedizione di Serigne Mountakha Mbacké, attuale califa di Sheikh Ahmadou Bamba, di lavorare su questo progetto che riunirà tutto il lavoro di Sheikh Ahmadou Bamba. Avete notato le lingue che mi hanno preceduto, oltre alla nostra lingua Wolof, si è parlato in francese, si è parlato in inglese e in italiano. E questo è in arabo, e questo vi dimostra solo che in questa attuale stanza, in pochissime persone, poco più di 10 persone, abbiamo raccolto le diverse lingue che sono le lingue principali parlate nel mondo. E questo progetto ha intenzione di elaborare e raccogliere tutte le scritture scritte da Sheikh Ahmadou Bamba e le scritture scritte di altri su Sheikh Ahmadou Bamba. Dalla Mauritania al Senegal fino a Gabone, e raccogliere tutte le testimonianze, perché come sapete, per dare più valore a un lavoro così culturale, altamente valido e così patrimonio mondiale, bisogna raccogliere tutte le archivi che si trovano in ogni parte del mondo. Oggi, grazie a questa illumine, Sheikh Abdou Samad, che ha avuto l'idea di promuovere questo progetto, grazie a tutti i fratelli che stanno intorno a noi, e quelli che sono presenti e quelli che non sono presenti, che vogliamo dare la dignità e il nostro percorso come Murid, e Murid è patrimonio mondiale. Attuale il mondo ha bisogno di Sheikh Ahmadou Bamba. Dobbiamo riuscire a rivelare il patrimonio che l'intera umanità può beneficiare. Sheikh Ahmadou Bamba appartiene all'umanità. Era servitore del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e questo progetto verrà scritto in tutte le lingue. Inshallah, se Dio vuole, e che lo metteremo a disposizione di tutti coloro che si interessano della saggezza, perché oggi come oggi conta la saggezza e la cultura
e lo porteremo avanti in tutto il mondo. Quindi chiunque che verrà in Senegal o consulterà sulla rete può avere gli elementi più chiari su Cheikh Ahmadou Bamba. Tutto ciò che si è scritto. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina wa mawlana Muhammadin amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman. Asalaamaaleykum wa rahmatullah. Mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di jiital ci nuyoo bi Serigne Abdou Samad Mbacké ak mbooleem ñi seq liggéey bu tedd bi. ñun ñoo ngi wax ci turu secrétariat bi nga xam ne man ak sëñ Mouhamad Lamine Touré ak sëñ Mouhamad Niang ñoo ko seq. xam naa lu aju ci liggéey bi ak la ni muy doxe mbokk yi jiitu leeral nañ ko waaye fi ñu ciy waxee rek mooy liggéey la bu yaatu boo xam ne mën nañ ne kuréel yi nekk ci yoonu murit yi yépp wala yi ci ëpp yëgal nañ leen ko ay yoon yëgal la yoo xam ne ay bind la ak i wax ba def nañ ay daje ay yoon ba kuréel yooyu yépp wuyu si woon nañ. mën nañ ne kuréel yu mag yi ñu gën a xam muy Rawdu Rayaahiin, Qurratul Ayni, Masaalikul Jinaan bi nekk Mbàkke ba ci Mawaahibul Akyaas nga xam ne mooy daayira bi nga xam ne moo lëkkale étudiants yi nekk université ak sax école yi ak daara yi mboolem ñu yëngu ci xam-xam wala ñu yëngu ci sëñ bi ak Akademiyatul Minan, Mahadul Azhar, Mahad Durusul Islaamiya. xam naa bu ñu doon lim dañuy juum waaye kuréel yooyu yépp woote nañ daje fii ba ñoom it ku ci ñëw rek day mel ne danga naan lii day lu rafet la loo xam ne ñu nit ñu ngi ko doon xalaat waaye xamuñu woon nuñ koy doxalee. yàlla def suñu borom tawféexal Sëriñ Abdou Samad ba xalaat bi mu jaarale ko ci moom jéego yi mu jaarale ko ci moom ba def ci ay jumtukaay ak i xalaatam ak dooleem ak lu baree bari yoo xam ne taxaw na ko. ba tax na ñun ñi nga xam ne ñoo seq lu jëm ci secrétariat bi mën nañ ne yàlla def na it am nañ barab boo xam ne bu mucc ayib la boo xam ne nii bu mag la bu symbole la ci yoonu murit muy kër Serigne Touba gi ci Ilipor. yàlla def na it mbooleem li ñuy soxla ci wàllu jumtukaay ci wàllu bureau yi ñuy soxla woo yépp yemb na mën nañ ne la ci ëpp sax yemb na ba liggéey yi ñu ngi koy def it ci anam bu mucc ayib. kon daal ñun ñu ngi sant bu baax a baax di gën a ñaan ak di gën a woo képp koo xam ne sëriñ bi yitteel na la xam-xam yitteel na la nga ñëw ci liggéey bi jàpp ci ak ci noo ci mën a jàppe ci doole ci xam-xam ci xalaat ak ci anam bu man di doon nekkul liggéey boo xam ne dañ koo xatal waaye liggéey la boo xam ne bu ñu yaatal la. kon daal ñu ngi sant ak gërëm di ñaan yàlla mu dolli ñuy tawféex ba liggéey bi niñ ko bëggee ñu amee ko anam bu kawe su njort ca daje te ngërëmal sëriñ bi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñoo ngi siyaare mbooloo mi teew ñëpp di ci jiital kilifa gi muy Sëriñ Abdou Samad nga xam ne dañuy wax ci ndigalam ndax xëy na mën wuñ wax sax waaye ndigal lay def bu xasee jib moom faaw rek nga jëfee li ñu fi tax a daje muy liggéey bu am solo bi nga xam ne sumb nañ ko ci ndigalul kilifa gu mag yi mu Cheikh Mamadou Mountakha yàlla na ko yàlla yàggal te dëgëral ko ba yéen yëpp àgg ci barke sëriñ bi muy liggéey bu yaatoo yaatu boo xam ne jamono daf koo laaj lool ndax sëriñ bi day kuñ war a xam lool te day mel ne am na ak umpule ba léegi ci ñu baree bari ñoo xam ne umpule nañ ko daal wala boog niñ leen ko wane duni moo tax waris na ko gën a jàngat bu baax a baax ba mu leer ci bopp ñëpp loolu nag daanaka moom nañ ci bañ yëkkati kàddu sax ndax bu dee ci wet gi ñu yënguloo ci kuréel bi muy ci wàllu coordination bi ginnaaw Sëñ Sàmm jëloon na kàddu ba lañ ci war a leeral lépp leeral na ko Sëñ Seex Fatma jël na ci kàddu ba lañ ci war a leeral lépp leeral nañ ko daanaka xanaa suñuy kàddu jëfi ndigal lay doon rek ak barkeel waaye mënoon naa ñàkk ñu xamee nag moom bi ñu ko yëkkateeg léegi am nay weer sax waaye wax dëgg yàlla bi mu tàmbalee ba tey am nay jéego yu bare bare yoo xam ne am na ci sëriñ bi itam Sëriñ Abdou Samad jaral na ko coono bu ne ndax waxtu wane ñi ngi amee ndaje mu ci daj coono yu méttee métti am na fi ay mission yoo xam ne jot nañ ko doxi
am na fi ñu demoon Dakar ngir am lu ñu fa lijjanti ci wàllu lu jëm ci liggéey bi, am na coono yu métti yu mu ca toggoo itam, am na itam yu cee war a topp yoo xam ne yaatu na lool, xam naa suñ saam xëy na dina ci dikkaat. waaye daal ñu xam ne moom tàmbali na te mi ngi dox, te incha allah rafet na njort ci ne ni ko sëriñ bi bëgg danañu amee, ndax ñi ko seq ñëpp xam naa ne ku ci nekk gëm ne ku war a liggéeyal sëriñ bi la, te boo gëmee ne war ngaa liggéeyal sëriñ bi moom buñ ne lii mbirum sëriñ bi la bu taxawee rek faaw danga ci dox ba mu sotti. moo tax rafet na njort ci ne daal dana sotti. xam naa kàddu yi dana gàtt waaye ñu jéggal ma rek ngir mën a ñàkk mën a wax bi suñu sàmm dana àggal insha allah li ci des. wallaahi wa barakaatuhu. ñu ngi leen di nuyu ku nekk ci sa tur ak sa sant leen ziyaara bu baax di jiital ci nuyoo bi suñu sëriñ Abdou Samad Mbàkke ak mbooleem ñi nga xamante ne ni fekk nañ leen ci jataay bi. ñun nag xam naa suñu intervention day nekk intervention boo xam ne xëy na bu ramassé lay doon, ndax liggéey bi yàgg nañ koo dégg, waaye xam dëgg-dëgg li ko tax a jóg ci jamono jii la, ndax sëriñ Abdou Samad ci bëggam lu baax ak ci bëgg ak yaatalam dañ fi ñëw benn bis mu yëg ne dañuy yëngatu ci mbirum jàng ak jàngale. mu xamal ñu ne am na liggéey boo xam ne da koo sumb, te bu sañoon képp koo xamante ne nii xam-xam ñor na la nga ñëw participer ci loolu mu itteel ko lool ba joxoon ma ci ne ma dama bëgg sax nga recenser ma mbooleem ñi nga xam ne xam nga leen te ñu mas a génn dem jàngi te am ay diplôme, ku ci ne ci ñoom nga dajaleel ma wax ma fañ nekk ak seen tur, seen sant, fuñ dëkk ak ci lan lañ qualifié. ñu nekkoon ci liggéey boobu doon ko def. biñ ci tàmbalee di ko def liñ yëg ci ñiñ jot a waxal mooy ñu mel ni ñoo xam ne dañoo xiifoon liggéey bi, dañ ko doon xaar. damaa xamutoon ne sax tey su ma ñëwee lii laa fi fekk, waaye waxtaanoon na ci ñoo xam ne fan yii yépp ñu ngi may woo di ma laaj ban bis la, ndax bëgg giñ bëgg lii te mu tumuraanke lool. mooy mbooloo moo xamante ni dañuy yëngutu ci xam-xam, te yoon wi ci at yu mujj yi yaakaar naa liñ yor ci ay diplômé boo duggoon ci réew mi yaakaar naa doo ko fi fekk ci anam yépp nag. lii nag nekk loo xam ne occasion la boo xam ne yaakaar naa sëñ Abdou Samad dafa ubbi beneen bunt boo xam ne xale yi dañ koo soxla, dañ koo bëgg. dañoo mel ni ñoo xam ne dañoo nekk ci àll réer, xamuñ fu ñu jëm, ku nekk di tuñ tuñi. su ubbee lii nag yaakaar naa occasion lay doon boo xamante ni dina dajalewaat ñëpp. yaakaar naa ne ñi ma ci waxal nii maanaam bu ñu xamoon ne lii la tey yaakaar naa saal bi dina fees, ndax yàkkamti woon ko. ndax dafa mel ni Sénégal ci boppam laay wax ne dañoo yëg ne dañoo jàngut, maanaam seen histoire jàngalewuñ ko. yëg gi ñu ko yëg moo waral yaakaar naa am na benn commission buñ fal boo xam ne Iba Der Thiam moo ko jiite, ngir maanaam bindaat histoire Sénégal, ngir ne ñoom li ñuy jàng ci histoire dafa mel ni ñoom binduñu ko, ñeneen ñoo leen ko bindal comme ni nga ko doon expliqué léegi. mu coïncidé nag sëñ Muntaxa Basiru ñëw moom itam gëm ne fi ñu war a liggéeyal Sëriñ Tuubaa mooy ci xam-xam, indi université boo xamante ne nii xëy na mosuñoo gis privé bu taxawal université boo xamante ni def na ci lu mat 32 milliards te yaakaaroo ci état. 37 milliards amul, mosuma ko dégg. coïncidé ak lii nga xamante ne nii moom la sëriñ Abdou Samad bëgg, muy bindaat taarixu yoon wi. ndax dafa jaadu boo jàngee histoire da nga gis ñu naan ay israiliyaat ci taarix ñoo xamante ni dañ ko cee boole te bokku ci. yoonu murid nag dafa am lu mel noonu. sëriñ Abdou Samad nag yëg loolu, yaakaar ne loolu dafa war a dañ te mën naa dañ ndax am na ñu fi ne. moo tax mu bëgg dajale boroom xam-xam yépp yoo xamante ne ni ci yoonu murid lañu nekk, ngir bëgg mu ñu ñëw jàppale ko ci liggéey bi. wootewul rek ngir kii wala kaa, képp koo xamante ne nii xam-xam ñor na la, foo mën a féete, foo mën a bëgg, foo mën a nekk, mi ngi lay tàllal loxo pour nga ñëw jàpp ci liggéey bi. ndax dafa bëgg lii Sëñ Muntaxa bëgg mu accompagner ko ci. di ko ñaanal sunu borom àggale yéene yi te am ci lu kawe njortam te fekke lépp ci barke Sëriñ Tuubaa. wa aleykum salaam wa rahmatullah wa barakatuh.
sëriñ bi ñu déglu sëñ Abo mu sëñ Modou Habib moom sëñ Abdullahi Xaadimu Rasuul sëñ Abo bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. ñu ngi nuyu mbokk yi fi teew yépp di ci jiital suñu kilifa gi toog di sëriñ Abdou Samad di nuyu mbokk yi ñu jàkkaarloo ñépp di yëkkati ay kàddu yu gàtt ci turu sëriñ bi di ko santal mbokk yépp di ko tàmbale ci Cheikh Mouhamadou Mountakha moom mi nga xam ne moo fi nekkal Cheikhul Khadim ci liggéey bi nga xam ne bi moo ko xalaatee laata mu ci yëkkati dara da cee waxtaan ak moom sëriñ bi am ci mbégte lool wan ko ni ko lool rekk mooy liggéey bi ñaan ci lool am ci yaakaar lool ba am na ci loo xam sax xam naa du neex a wax ci jataay bi kon loolu mi ngi ciy sant bu baax a baax gannaaw ba lool it mi ngi sant mbokk yépp ñi nga xam ne bi mu yëkkatee xalaat bi ñoom ñépp dañ ko nangu rafetlu ko am ci yéene lool dagg seen yitte waxtu wu ne ñu ci xalaat di ci daje di ci def seen lépp ci boroom xam-xam yi xëy na sëriñ Saam tudd na kuréel yi nga xam ne ñoom lañ ko àndal ñépp di boroomi xam-xam ak gëstukat yi nga xam ne ñoo ne ci yoon wi ñoom ñépp sëñ bi mi ngi leen di sant di leen gërëm ndax gis na taxawaay yi ci liñ jot a tàmbali ci liggéey bi kon nag mi ngi ciy gën a am yaakaar ndax pëstéef bi mu gis ci mbokk yi ci taxawaay bi loolu dal na xelam lool ci liggéey bi ni danañ ko am nañ ko bëgge kon mi ngi sant ñépp di leen gërëm di li feddliwaat rekk la mu waxoon ci njëlbéen ga ndax biñ ko tàmbalee ndaje mi njëkk a amal fii ci këram dafa wax ni képp koo xam ne mi ngi yëngutu ci yoon wi ci xam-xam ak di gëstu mi ngi lay woo ci liggéey bi wóor ne daa woo ñi jàng arab rekk doone ne daa woo ñi jàng français rekk ay képp koo xam ne gëstukat la rekk sëñ bi ñor na la yaatal na liggéey bi bëgg na ñépp ku ci nekk rekk fan ca mën a liggéeyee ci waar la rekk nga liggéeyee foofu kon loolu ñu ngi koy wax ñépp di leen ci woo di soññewaat ci li ci kanam ndax liggéey bi dañ koy soog a tàmbali te yaatu na lool kon nag ñu ngi ciy woo ñépp di gën a soññewaat ñu gën a feddali laxasaay bi ci loolu it ñu ngi ci gën a soññewaat bu baax wane ne liggéey bi xëy na liggéeyub xam-xam la waaye laaj na yu bare bari képp ku ci mën a jàpp noo ci mën a jàppe rek ndax mënees na cee jàpp ci xalaat mënees na cee jàpp ci alal mënees na cee jàpp ci anam yépp fu ci nit mën a liggéeyee sëñ bi rek xam nañ ni mënees na fee liggéeyee sëñ bi ndax ubbi nañ bunt yépp ndax lu mu laaj rek képp ku ci mën dara rek ñu ngi la ciy tàllal loxo te xam ne bëgg nañ fu ci waay mën a liggéeyee rek mu bayee fa waram kon liggéey bu yaatu la sëñ bi ubbi na bunt yépp képp ku bëgg a liggéeyal sëñ Tuubaa rek kon mënees na cee jokkoo ak sëñ Saam ak ñi yor fànn googu sëñ bi daal nee na mi ngi sant ñépp di leen gërëm di ñaan nii ñu ko tàmbalee ñuy dem ba mu àgg ci nu kawe njort ñu jébbal lépp Cheikh Mouhamadou Mountakha fi nekk sëñ Tuubaa jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf sëñ Chouaïbou sëñ Abo
mu sëñ Mouhamadul Habib moom sëñ Abdoulahi borom der bi kàddu yi mat na sëkk. kon mbokk yi liggéeyu sëñ Tuubaa bu mag yi ngi nii sëñ Muntaxa yamul ci joxe ci ndigal waaye da cee ànd rafetlu ko lool ndax xam ngeen ni université moom universitaire yaa ngi nii sama gannaaw xam na ne encyclopédie ci jumtukaay yi ñuy gën a soxla la te lii sëñ Abdou Samad di woote encyclopédie la sëñ Saam junj na ko léegi histoire du Sénégal dana ci génn bu baax a baax ndax Minanul Baaxil Xadim bi nga xam ni day bokk ci référence yi rek gis ngeen li mu ñu xamal ci Sénégal lu démb lu jiitu sëriñ bi ak ci nekkuk sëñ bi kon sëñ Muntaxa gis ngeen jataay boo xam ni nee na ko xaw ma lu may bett ci yow de waaye du lu baax xalaat bu baax ak jëf ju baax du ma bett ci yow mukk kon xam na yéeneem moom mii xam na yéeneem ak pas-pasam itam lépp lu ci war ci alal sëñ Muntaxa xam na ni sëñ Abdou Samad dana ko ci def kon li mu gën a séenu ci ñun mooy lii sëñ Saam mii def lii sëñ Cheikh Fatma def ñoom sëñ Xaadim bu soog boroom xam-xam yi toog sëñ Abdou Khadir xam ni sëñ Touba bërëb yi ñu ko mën a liggéeyale bare na naka sëñ Modou Moussa tàmbale woon rek soxla naa boroom xam-xam yi soxla naa boroom alal yi soxla naa ndaw ñi am doole te di ko def ci yàlla waaye soxla naa boroom xalaat yi nga xam ne nag ñooy rabataat ñett yooyu yëpp ba li ñu bëgg liggéeyal sëñ Touba ñu liggéey lii la sëñ Abdou Samad di woote bëgg nag fas yéene fépp foo xam ni nit a nga fa te am xalaat boo xam ni lii dana ci mën a tàbbi ba gën a jubal ba gën a gaawal liggéey bi tàllal na loxo yàlla nag def na fii mu toog nee na lépp loo xam ni war na ko financer rek sëñ Touba def nag fi te am na xolu joxe ko ci kon daal li ci des ci ñun la wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.